RFM Matin. RFM Matin. Émission bi yeewaa Sénégal. RFM Matin 7h40 ñu dalal sunu gan Abdou Mbow ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Babacar. di nuyu Alaaji Ndiogou Diène itam Abdou Mbow nekk porte-parole adjoint bu APR parti président Macky Sall nekk itam député vice-président ca Assemblée nationale seen parti bi da ngeen a daje wala boog seen njiit woolu leen samedi ji weesu nee na da ngeen di namm seen i jàjji wutali élection présidentielle yu déwén yi ndaje moo xam ne la daf leen caa soññu ñaax am ñu mu rentré sax ne faaw ngeen liggéey ndax xëy na gàddu ndam li 2019 gaa yi neen xam naa li ngeen dégg ne Macky liggéeyul moo leen tax a jóg. jërëjëf Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ñuy déglu ci RFM muy mag ak ndaw di profiter encore ci occasion bi pour jaale d'abord li nga ñi nekk Ziguinchor mais aussi di jaale peuple Sénégal bi yëpp ci ki nga xamante ni mooy ki ñu ñàkk juróom-ñeenti fan ci weeru janvier muy Serigne Sidi Mokhtar di ñaanal ki fi nekk Serigne Mountakha mu yàgg fi te wér comme ni nga ko waxee léegi jàpp naa ne da nga wax ne dañ leen dajale mais li ma gis ci presse bi mooy njiitu APR yu Dakar yi ñoo doon daje jàpp naa ne nag parti politique moom baax na muy daje di waxtaan ci ay kuréelam ay gox ak gox-goxatam waaye nag presse bi aussi rôlam la bu ab parti daje mu relaté ko surtout parti boo xam ne dafay liggéey contrairement ak ni nga ko waxee booy liggéey moom nit ñi dañuy intéressé wu ci li ngay def waxuma ko de nit ñi ñoo koy wax Macky liggéeyul waaw moo tax ma ne nit ñi wax ko nga jottali leen ko moo tax ma lay jottali yow it pour nga jottali ko nit ñi loolu moo tax ma waxee noonu di wax rek ne c'est normal parti politique war na di daje di waxtaan di évaluer xool li ñu def li ñu defagul li ñu war a def donc jàpp naa loolu lu am lu naturel la ci parti politique daal. mais à un an élection présidentielle 2019 bëreet rek 2018 janvier mu dajale gaayam yeeg yooyu di wax ak ñoom ça signifie que on risque d'avoir une année électorale maanaam at mi boo moytul politique képp la nar a def du liggéey. waaw xam nga nag jàpp naa ne comme ni ma la ko waxee ñun 2000 ba ñu organiser suñu parti décembre 2000 ba léegi dañuy daje waaye bii dafa dombeek janvier at mu ne ak weer wu ne ak bés bu ne saa su ne dañuy daje donc jàpp naa ne loolu sa interprétation boo am la rek mais loolu. bokkul ak dara li nga xamante ni mooy liggéey bi nga xam ne président de la république mu koy def je pense que daje boo xam ne janvier comme ni nga ko waxee mënoon nga wax ne conseil des ministres bi njëkk a am ci janvier donc at mi atum liggéey lay doon donc juste pour wax la rek ne ay nuance la rek. gouvernement bi yéex ngeen a liggéey dégg naa sax muy wax ni na gaañ ñi gën a kañ bilan bi nga xam ni nee na extraordinaire mën nañoo taxaw seetlu foofu lan moo fi extraordinaire lu dul yu fi Ablaye Wade sumboon mu inauguré ko ak xëy na la ngeen di lim PUDC. CMU ak bourse de sécurité familiale voilà. waaw xam nga aussi yéen moom ay jeunes yi ngeen maanaam da ngeen a xam yu nit ñi xamul di dem fu nit ñi dul dem moo tax yi ngeen di wax ci biir réunion yi xam nga comme ñun fekke wuñ ko woon am na yoo xam duñ ci mën a àgg li ma la mën a xamal daal te mu leer te wér mooy président Macky Sall. li nga xamante ne ni moom lay def comme ni nga ko waxee léegi xam nga soo nekkee ci réew nga dem ba benn moment mu am li ñuy woowee ci tubaab changement de paradigme am yeneen yu bees moo tax ngeen ko tudd xam nga yaa ngi wax ne yi ngiy lim CMU bourse de sécurité familiale ak PUDC xam nga loo xam ne amul woon am il faut ñu koy lim loolu dafa am solo Babacar xam nga Sénégal yéen nekk ngeen ay taskatu xabaar yoo xam ne xarañ boo xamante ni kenn du leen dugal wala waxloo leen loo xamante ni baaxul. tey jii bu fekkoon juróom benn at ñetti lim yooyu rek ngeen lim. juróom benn at bi ñu yore réew mi léegi. non déggoo li ma la wax yow yaa lim ñetti lim yooyu waaye tey jii si secteur yëpp parce que réew dafa am ay secteurs yu muy doxee. ci secteur yëpp njàng meek wér-gu-yaram a ngi nii gaa yaa ngi waaj yëngu di yëngal. waaw mais déggoo li ma la wax yëngu-yëngal tàmbalewu fi tey te yaa wàllu njàng mi nga wax laa la wax am na gis nga at yi passé yëngu-yëngal yi ñu daan def ba mu jutoon ay année invalide année blanche bi président ñëwee ak léegi. gisoo ko fi année invalide année blanche moom gis nañ fi waaw déglu ma ci seen nguur gis nañ fi ay grève yoo xam ni ak ay examen yoo xam ni c'est-à-dire que grève yoo gars yi toog ay semaine jànguñu loolu ci yéen a. waaw dama ne ñun tamit nga gis at moo xamante ni commencé nañ ko benn ba fin te amul grève loolu ci ñun nga ko gis mooy waaw déggoo lu ma la wax na doon benn yoon waaye ci lay doog a am 2000 ba 2012 at mu ne mu am grève
man mii di jàng boobu ba léegi at mu ne nga am yow mii ci Sénégal nga nekk loolu amul donc loolu aussi prouesse la donc pour wax ne am na ay coppite am na avancé maintenant nag problème mu yëngu-yëngal loolu dafa doon ci dëkk boo gis ci àdduna yi pays les plus développés boo seetloo France bi nga xam ne souvent gars yi dañ koy jël exemple chaque jour nga gis grève marche yeneen ak yeneen donc loolu amul dara loo xamante ni lu bees la. mais fii boo xoolee gars yi li ñuy laaj benn chaque fois leen la ñuy laaj mooy respect des accords maanaam nguur gi day ñëw signé ak ñoom ay kayit ne dina ko def du koy def chaque fois loolu la ñuy kaas lan moo waral lool. non mais moi je pense que il faut que aussi ñu recadrer un peu le débat ci côté boobu parce que aussi da ngay gis respect des accords mais aussi accords yi souvent dañuy wax ne accords yi def nañ accord 1 2 3 4 ñu ne accord bi 1 bi dañ koy def ci échéancier bi beneen bi ñu def ko ci échéancier bi maintenant bu des fois amee yeneen syndicat dañuy ñëwaat ci charge bi sur les mêmes accords mais nguur gi accords yi nga xamante ni daf koy signé ak syndicat yi mais dafay am respect maintenant nag. comme ni ma la ko déet non dama ne xam nga am na liñ naan daanu dajul suuf comme ni ko Olof Ndiaye di waxee am na des fois loo xamante ni da ngay def comme par exemple budget xam nga budget du loo xamante ni da nga koy jël def ko ci gafaka mais boo ñëwee am accord ak ay syndicat nga def ay prévision ci budget bi ne lii ak lii laa def des fois nga jékki-jékki mu am ay liñ naan des fois pas catastrophe du ma ko tuddee catastrophe mais dafa wax mu am ay imprévu yoo xamante ni dafay am ci doxalinu état mais loolu bu amee dafay am ay réajustement yoo xamante ni gouvernement bi da koy def donc ce qui fait que loolu su amee gouvernement bi day woo syndicat yi ne leen lii ak lii moo tax mu doon loo xamante ni lu objectif la te jàpp naa ne loolu bu amee ci doxalinu réew ñun ñëpp ay sénégalais dañu war a xam ne lii moom moo am lii la ñu war a def lii moo des fois aussi mu am ay manquement ci ñi nga xamante ni ñooy diriger secteur yooyu parce que souvent da ngay gis le président de la République peut-être jox ay instructions ñenn ñoo xam ne duñ ko exécuter moo tax des fois nga gis ay sanctions administratives wala leneen donc moi je pense que il faudrait que ñu xam ne état nu muy doxee ay prévisions lay doon ñu jël ay accords souvent mu am ay gàllankoor yoo xamante ni dina tax doo mën a def accords yooyu. mais dina am waaye Macky Sall mi seen chef dafa. xëy na amul lu ñuy wax sens des priorités ndax wér-gu-yaram gi ñuy junj léegi boo xoolee ci jumtukaay hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay ngi ni mun leen fexe ba mat ba ubbi fonctionner normalement gis nañ fi jumtukaayu wér-gu-yaram yi ni mu manqué bërki Dembo Ndiaye xale bu jigéen bi ñu doon nettali ci Facebook ñun sax junj nañ ko fii nga xam ni dafa lakk ca këram mënuñ ko sax faj ba mu génn àdduna centre des brûlés amul fii Macky Sall jël lu ci mel ni 75 milliards lépp ko ca Turquie dem tabax centre Abdou Diouf ca Diamniadio puukare gi moo leen ëppal njëriñ sax njëriñu askan wi ci boppam li nga xam ne moo leen soxal dëgg. waaw xam nga Babacar nag je pense que loolu moom boo ko waxee sax sénégalais di ko dégg dañuy jàpp ne ñi koy déglu ñi kat Sénégal bi ñu nekk ñun ak Sénégal bii Babacar di wax bokkul. tabaxu leen centre Abdou Diouf ca Diamniadio pour def ay conférence ak ñoom seen ci 75 milliards yu ñu leb te yeneen priorité nekk fi misaal la rek. laaj boo gis tontu lay xaar ma bëgg nga déglu moom ma wax la dama ne la Sénégal bi ngay wax ak sénégalais bi Sénégal bi sénégalais yi dund bokkul xam nga centre conférence Abdou Diouf tey jii njëriñam gis nañ ko loolu terewul. njëriñam président waa déglu ma rek président de la République sur le plan de la santé bi ngay wax. président de la République moom moo fi indi gratuité bi nga xamante ni mooy césarienne muy benn ñaareel bi mooy gratuité dialyse c'est président de la République. césarienne moom ca lay wadd la waa déglu ma déet ci non dama ne. césarienne non dama ne. gratuité césarienne ca lay wadd la dama ne gratuité bi jël région yëpp ci président Macky Sall la muy benn dialyse président Macky Sall moom moo indi gratuité ba pare ñu ibbi ay centre dialyse ci région yëpp tey jii. ñi dëkk Tamba dañ daan ñëw Dakar pour def dialyse ñi dëkk Kaolack dañ daan ñëw pour def dialyse ñi dëkk yeneen région tey jii centre dëkk yu bëri gis nga ne ibbi nañ fa ay centre dialyse loolu mu doon ci wàllu santé loo xamante ni def nañ ko waaru li nga xamante ni moom mooy ay ambulance ci lu yàggul gis nga docteur Eva Marie Coll Seck bi nekkoon ministre de la santé li nga xamante ni jot nañ ko ci ay ambulance dugal ko ci àll bi loolu mu doon loo xamante ni ci santé nekk na loo xamante ni mais dans le même temps aussi ay liggéeykat ñi ngi taxaw di laaj seen i payoor toog ay juróom-ñaari weer dem seen payoor non da ngay déglu xam nga yéen nag aussi xam nga li xaw a jafe ci seen i mbir mooy da ngeen di wax benn mbir ñu indil leen ay firnde ngeen bëgg a indi leneen dama ne mais santé wax ba léegi loolu santé bi la bokk da ngaa bëgg nu bàyyi la ngay wax rek di dem te duñ la leen ma non dégg waa déggoo li ma la wax xam nga làmmiñ moom du lekk moroomam te ñorul mais li ma leen mën a xamal rek mooy man maa tàmbali ci wax bi ne leen am na loo xam ne normal des na waaye nag la ñu def moom
nekk na loo xamante ni li ñu naan lu ne fang kenn du ko jeex dafa doon loo xamante ni lu am la sur des priorités yoo xamante ni président de la République daf ko def ba pare aussi sur le plan social comme dama koy fàttali souvent dañ daan wax naan non maa ngi gis Abdourahmane Diouf ci émission bi muy wax ne dañu war a grand jury démb di wax ne croissance bi dañ koy lekkal mais Sénégal dañu yàgg a wax ne croissance bi yokk na ñu ne mu ne croissance dañ ko war a lekk fii ci réew mi nga daan dégg ñuy wax ne croissance kenn du ko lekk ay chiffres kenn du ko lekk mais tey ji gis nañ ne croissance boobu ñu ngi koy lekk parce que dama lay expliquer li nga xamante ni mooy fonds d'entrepreneuriat rapide di 30 milliards mais loolu ci fruit de la croissance ñu jël ko nag di ko injecter au niveau ci biir Sénégal di ko jox ndaw ñi pour ñu mën a wut liggéey loolu dafa doon xaalis boo xamante ni moom nee na li ñu naan yokkute googu di croissance googu bitim réew la jëm ndax société yi fi gën a dox boo seetloo te loolu itam dëgg la société yi fi gën a dox du ay société Sénégal ay nit yu ne bitim réew la sanc fi lu ñu am ci bénéfice gàddu yóbbu. mais dama ne xam nga moom dafa wax loolu man dama laa jox firnde dama ne man assemblée nationale laa nekk ñoo voté budget bi 30 milliards yooyu dafa doon loo xam ne ci croissance bi nga xamante ni moo yokk ci la génn te loolu dañ ko jël joxuñu ko Paul joxuñu ko Jean dañu ko jox ay sénégalais yoo xamante ni ay ndaw lañ nekk ci biir réew mi parce que ku ne xam na ne le problème de l'emploi des jeunes malgré que président mi ngi ciy def ay efforts mais am na loo xamante ni des na ci mu jël ko investir ko foofu loolu di loo xamante ni lu am solo maa ngi dégg ñuy wax ci problème mu la dette mais service de la dette bu fekkee ne da nga état bu fekkee ne da nga leb jël li nga leb fayee ko ay salaire wala leneen loolu mën nañu wax ne dette bi baaxul mais dette boo xam ne da nga koy indi ci investissement amul benn gaañ boo xam ne dina ko jox économie état bi ba pare le service de la dette est soutenable toujours ba parce que UEMOA la norme c'est 70% ñun on est un peu plus de 61% avec maintenant aujourd'hui dette boo xamante ni lépp dañ koy jël di ko def ci investissement donc moi je pense que il faudrait que ñu bañ a fowe xelu sénégalais yi di leen dugal ci ay concept yoo xamante ni amul njëriñ amul benn avancement boo xamante ni ba pare di leen wax dëgg parce que homme politique gu sénégalais yi li nga xamante ni moom moo leen manqué souvent moom mooy gi nga xam ne ay priorité la comme ni nga ko waxee léegi wala ay loo xam ne dafa concerner nation bi yu am njëriñ duñ ci wax maa ngi lay wax léegi ci waxtaan problème mu Casamance boo ci déggee opposant mu wax ci rek mooy am na problème te loolu question la boo xam te ni mais quand même gis nañ ne problème Casamance bi avec responsabilité lañ ci wax ndax ñëpp lu ñuy wax mooy il faut que ñu waxtaane ko ba ñëpp ànd ci ñoo sacré dafa mel ni kenn du ci wax lu ëpp ak loo xamante ne dañ ko ŋàññe non ñemewuñ ko parce que loo xamante ni la dafa doon lu sensible te président de la République depuis 2012 ba léegi gis nañ ne am na njëriñ ak solo soo xamante ni non seulement jox na ko mais ay avancées yu am solo yoo xamante ni am na ci maa ngi dégg imaamu Casamance yi ñu ne tey jii dañu war a gën a jàppale état bi pour que 2012 ak léegi accalmie bi nga xamante ni am na fa maanaam dal bi fa am mu mën a continuer loolu parce que gis nañ ne am na ay avancées yu significatives yoo xam ne président mi ngi ko ci def ak ñi ma àndal mais homme politique yi boo gisee union sacrée comme ni ma la ko waxee c'est pas munoo waroo am na yoo xam ne waroo xaar ba problème am rek nga ne da nga ciy profité wax ak yooyu da nga war tout le temps bu fekkee ne yow tu es un patriote bëgg a diriger réew mi da nga war tout le temps di xool nan nga war a mën a def pour que lii nga xamante ni moom moo ñu fi bàyyi ñun ñëpp muy daluk Sénégal parce que Sénégal su dalul nekk ci jàmm kenn du ko mën a jiite. donc mais Casamance bëgg nañoo xam tam lu mu jaral Macky Sall gannaaw fukki nit ak ñeent yu ñu fa faat dëggu fa tànkam gis nañ fi mu dem Touba ci lu jaadu sax gannaaw wàccuk xalif bi dem fi Louga ziyaara ji Casamance fukki nit ak ñeent ñu faat leen ci faatin woowee ñëpp xam ëpp naa nettali te mu toog Ndakaaru rek. waaw xam nga lu mu ko jaral. lu mu jaral Sénégal mooy président de la République sénégalais bu njëkk a dem. dugg ci forêt Casamance yi ci base yi nga xam ne fa la militaire yi nekk dem waxtaan ak ñoom xool jàmm ji fu mu toll. ak nan la ñuy duggul ba ca biir de dafa cof rek ci non dama ne cof boobu kenn mësu koo cof comme moom cof na ci nañ ko wax gàcce ngaalaama ndax moom mooy chef d'état bu ko fi mës a def beneen bi mooy bi mbir mi amee man mii di wax ak yow mi ngi ma fekk Casamance ba ma naree ñibbisi dañu ma woo non seulement assemblée nationale ne ma naa toog mais le lendemain la jël ki nga xam ne mooy ministre parce que aussi état dafa am nu muy doxee mooy le ministre de l'intérieur kaaraange réew mi jël ko mu ànd ak ay collaborateurs am ñu jël avion ñëw non seulement dem ci blessé yi maa ngi moom ñoo àndoon seet leen xool nu ñu def xool seen jàmm yaram xool kii bi nu ñu koy waxati le directeur de l'hôpital ne ko am na ñoo xam ne dañ leen a war a yóbbu Dakar pour faj leen ñu ñett ci saa si la jël
li nga xamante ni mooy téléphone am woote ñu indi avion automatiquement ñu rapatrier yooyu loolu je pense que gouvernement noonu lay taxawoo njabootam beneen bi mooy ñu jël tànkam ànd ak gouverneur ak ay collaborateurs am man mii àndoon. Macky Sall la ñu fal président de la République lu ni mel mënul xew ci réew mi. te dégguñ ci benn yoon kàddoom xam nga tam Abdou Mbow. wax dëgg ci la. oui waxante dëgg. ma ne. mënuñoo am lu ñu toll Casamance. ñu envoyé communiqué ci tardement gu rëy sax. ba noppi ba fii Macky Sall déggeesul baatam yëkkati ko jëmale ci Casamance kooku. xam nga da nga ne waxtaan wax dëgg ca la avant loolu di am. la ñu dégg président de la république yëkkati baatam ci discours 31 décembre. wax ci wàllu nag li xew bu xewee waa déet da ngay déglu nag aussi Babacar. xam nga dama ne yëkkati baatam wax ci Casamance ak la mu ci wax ñu xam solo sam ko jox muy benn. président de la république moom la ñu fal moom dafa am ay tànk ay bët ak liñ naan porte parole leneen ak leneen xam nga aussi il faut que ñu xam ne état dafa am nu muy doxee président de la république li mu war a def. maanaam bi mbir ma amee automatiquement moom fa mu nekk woote na conseil de sécurité dégg nga ko parce que xabaar yi wax nañ ko mais moom noonu lay parce que moom mooy diriger bato bi. maintenant nag ku ci nekk. mu wax la war a bu demoon déplacement foofu parce que gis nañu yenn réew yi dara yu mel nii bu xewee njiitu réew mi ci boppam ay français yooyu. non moom mooy déplacé wu dem ba foofu mu jaral ko mu déplacé wu. dama ne Macky Sall Charlie Hebdo xew na fi ca France Macky Sall soldat la dem fa. dama bëgg nga déglu ma ku dem Charlie Hebdo doo dem Casamance. waaw non déglu ma loolu marche bu ñu woote la ñu dem fa. am ay chef d'état mais dama ne lu ko raw xew na ci réew te demu ca nga naan dama bëgg nga déglu ma dama ne président de la république xam nga li nga dama ne la lañ ca def lépp amul kenn ku ko ci jiitu parce que moom wane na ne moom mooy njiitu réew mu ci lam ci war a def na ko ci maintenant nag yaa ngi wax ne yeneen France bu amee mais attends France barki Demba Ndiaye ay élèves yoo xamante ni dañ leen a kii nu ñu koy waxati percuté président gisoo ko fa da ngaa gis ministre moom fa dem. loolu accident la non accident dëgg mënoo su ko mangale Casamance non dama ne xam nga lii accident la. parce que ba tey dañu ne ñoo xamante ni dem nañ ñu rey leen ci reyin bu ñaaw gis nañ na mu demee police mi ngi ci gendarmerie mi ngi ciy def enquête état mi ngi ciy def enquête te loolu président de la république Macky Sall mu ne su ko baal mu dem jàppale Charlie Hebdo ca France Casamance toj demu ca. non xam nga Babacar méngale xam nga liñ naan booy méngale da ngay méngale loo xam ne war nañ ko mën a méngale affaire Casamance je pense que c'est une question tellement sérieuse que buñ ciy wax dañ ci war a wax ak mesure dañ ci war a wax ak dal ba pare wax ci loo xamante ni xam nañ ko ci président de la république yow xam nga man xam naa keneen xam na ne affaire Casamance du lu ñuy lijjanti ci rajo affaire Casamance du lu ñuy lijjanti ci mbedd affaire Casamance président de la république 2012 ak léegi bu doon jëlu ko à bras le corps tey jii leneen la ñuy wax moi je pense que yow Sénégal nga nekk yàgg nga fi xam nga ne dal gi ci am diggante 2012 ak léegi c'est parce que am na chef d'état boo xam ne am na dal mi ngi déglu Sénégal ñor na ko ba pare jàmm ji nga xamante ni moom la ñuy wax Casamance subaak ngoon mi ngi ciy nekk guddeeg bëccëg donc je pense que am na loo xamante ni même sénégalais yi même waa Casamance même ñi nga xamante ni ñoo dëkkee ci goxu Casamance ñu nekk soit commune bi wala ci département bi gis nañ ne président de la République mi ngi ciy def ay jéego yu am solo donc maintenant li ci des nag commentaire la xam nañ li naan les faits sont sacrés comme ni ko tubaab di waxee le commentaire il est libre maintenant bu la neexee nag mën nga def sa commentaire mais ni nga waxee rek ne ñenn ñi ñooy wax xam nga ñenn ñi bu ñuy wax te ñi leen di tontu ëpp aussi je pense que wax ja du am njëriñ lool. ñu jeexalee Dakar Dem Dikk bi ngeen jël lenn ci aw laccam bëgg ko def siège jëndee ko 600 millions ci wanteer indi na werante ci dëkk bi rupture ngeen waxoon ci doxalin bi ñu leen falee waaye ngeen di def rek la ñu leen fi jiitu daan def di pàccoo ay suuf ak ñoom seen di am siège ci dayoo wu ñu toll xam naa bu yàggee léegi ñu tàmbalee wax scandale ak ñoom seen. waaw xam nga heureusement bi nga waxee ne ñun ci dayoo bi ñu toll ñun moom dañoo jënd. te jënd boobu je pense que yow mi taskatu xabaar boo gëstoo di nga xam ne dañoo jënd waaw déggoo li ma la non dama ne 2000 mètres carrés ñoo gën a tuuti siège ci parti yi pouvoir yi fi nekk dama ne bu doon dañuy jël suuf rek dañuy dem dagg lu ñu neex te 2012 ak léegi bu doon dañuy dagg rek dañuy dem dagg di wër boobu ba léegi doo ko jënd dama ne am na ñoo xamante ni lañ yor mënu koo tabax ndax na mu toll donc je pense que boo fekkee ne da ngay gis siège bu rëy bu yaatu ak suuf su bari boo demee ci VDN di nga gis bu ñu fa dagg boo xamante ni xamoo lu mu jar. porte-parole adjoint APR jaajëfalaat Ndiogou Diène